ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di sant Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma bi ma boole ci jataay bi waaw 10 minutes doyuma de non non li ma bëgg a tàmbalee mooy dafa am ñetti mbir ci dundu nit yoo nga xam ni nit ki ca la mu gëm lañ koy doxalee mbir yooyu lu mel ni kii juddu lu mel ni kii faatu lu mel ni kii takk sëy yooyu moom ku koy def dañuy dellu ci sa pas-pas pour yaxanal la nga def loola ñun ñëpp xam na ni ki nga xam ni ab catholique la gëm ko soxnaam di catholique gëm ko bu ñu amee doom nga ni leen da ngeen di dem ci imam bi mu tuddal leen ko ñooñu yaa ngi leen di indil jafe-jafe bu ñu amee seeni néew itam bëgg koo denc ngeen ni leen il faut ñu yóbbu ko ca jàkka ja ñu jullee ko yaa ngi leen di indil ay jafe-jafe noonu mu nekk jafe-jafe ci catholique bi noonu lay nekk jafe-jafe ci jullit bi mbiram yooyu nga bëgg ko yóbbu feneen foo nga xamante ni bii dëppoowul ak pas-pasam loolu mooy mbirum code de la famille bi code de la famille bi Senghor moo ko fi indi dafa wax ni li tax mu bëgg ko fi def cité ay réew yu ni ñooña def nañ loola boole woon na ci Algérie wax itam ni dafa bëgg a transformer la société sénégalaise mu wax loolu ba mu ko defee mu wutu commission ñu bindal ko benn projet booba Senghor xamoon na ni lu mel nii yëkkati ko ci Sénégal ca waxuloo ci ak kilifa diine yi mbir mu doy waar lay doon moo tax mu yónnee leen ko pour ñu seet ko ba mu leen ko joxee ñoom cadre ba ñu utiliser pour jàngat code bi moo doon le conseil supérieur islamique du Sénégal conseil supérieur islamique boobu ñu ngi tase woon kër Serigne Saïd Nourou Tall le 3 janvier 1971 lan fa tase ba ñu tasee liñ doon saytu mooy li leen Senghor jox ci ab code de la famille fekk kenn ku nekk ci ñoom jàngan nga ko bala ñuy tase foofu ba ñu tasee liñ njëkk a wax mooy ba Sénégal amee ba léegi l'islam di fi dox la ñuy doxal ci wàllu famille ci alquran la jóge ci sunna la jóge te ñoom jàpp ñu ni am na ku gën a xarale yàlla wala nga gën a xarale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bu ñu wax boo waxee dara ci wàllu famille ñoom ñuy bàyyi loola bàyyi lu yonent bi di jàpp sa bos donc ñu ni ñoom loolu duñ ko def ñi nga xamante ni bii ñoo nekkoon ci conseil supérieur islamique bi dama leen di lire pour ñu xam ki ko jiite woon mooy alxaaji Saïd Nourou Tall li tax mu jiite ko ñoom bi ñu dajee dan ni nan def li ñuy def ci suñu kër yi ku mag yaay jiite fii ku fi mag ñu ni alxaaji Saïd Nourou Tall moo fi mag ñu jiital ko ci critère boobu donc moom moo doon président ka ca topp di alxaaj Abdoul Aziz Sy moo doon vice président ka doon secrétaire général bi mooy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma loolu moo doon bureau bi loolu moo doon le bureau du conseil supérieur islamique ña nga xam ni ñoo nekkoon ca comité directeur ba mooy alxaaji Saïd Nourou Tall grand marabout à Dakar alxaaji Abdoul Aziz Sy xalif général de Tidiane Cheikh Ahmadou Mbacké grand marabout à Touba Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma
Amadou Lamine Diène grand imam de Dakar, Alhaji Ibrahim Niass grand marabout à Kaolack, Alhaji Mamadou Seydou grand marabout à Médina Gounass, Seydou Ba, Alhaji Cheikh Alioune Seck grand marabout à Ngourane, Alhaji Samsoudine Diagne grand qadi à Dakar, Alhaji Seydi Magnon Laye Khalif général de Layène, Alhaji Sidi Lamine Kounta grand marabout à Ndiassane. lii moo doon comité directeur bi ñoom li ñu wax mooy ñii doy nañ pour représenter askanu Sénégal ci wax ci lépp loo nga xamante ni bii l'islam la loolu lañ wax Senghor waaw bu amee nag ñoo nga xamante ni bii ànduñu ci woon ca code bi la démarche scientifique voudrait que ñu cité leen waaw man cité naa ñi nga xamante ni bii ñëpp ñoo àndul woon ci code bi. beneen bi mooy ñoom bi ñu saytoo code bi dañ ni entre autres ñu ngi lim ay articles yoo nga xamante ni bii yëpp dañoo contre l'islam te nekk ci biir code bi dañoo weddi yàlla weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tàmbalee ko ci article 1 bu livre 1 amuñu jot pour lire article yi mais référence code bi ko fa dem di nga xool. livre 2 article yi may lime yëpp sëriñ si nee na dafa contre l'islam article 103 article 104 article 105 article 109 article 111 article 112 113 116 117 118 121 123 125 132 134 140 146 147 158 159 164 167 176 180 article yi ma ngi wax ci mbirum fiançailles ak mariage ak divorce yii yëpp dañu contre l'islam ba ñëwee ci livre 3 article 191 ba article 197 article 203 211 est-ce que lim bi may lim jar na ko ah voilà 216 218 223 253 hein et suivant relatifs à la filiation paternelle et à l'adoption yooyu yëpp dafa contre l'islam livre 4 am na ay articles yu contre l'islam livre 5 am na ay articles yu contre l'islam livre 6 am na ay articles yu contre l'islam livre 7 am na ay articles yu contre l'islam donc ñoom minimum recensé nan lu tolloo ak 74 articles yoo xamante ni bii ñoom ñu ngi ko tuddee les articles rédhibitoires articles yi tax ñoom mënuñu nangu code mooy articles yi ñu cité ko ba mu leer nañ bon donc sëriñ si ba ñu paree ci loolu Senghor Abdou Diouf la leen booleel mu recevoir leen pour jël seen liggéey boobu Abdou Diouf moo leen recevoir ba leen Abdou Diouf recevoir temps yooyu moo doon premier ministre ñu wax ko ñu jox ko mbir mi Abdou Diouf ni leen maa ngi leen di garantiral ni balaa ñuy yóbbu code bi ci assemblée ñu koy voté danañ ci intégrer seen wax ji loolu mësul am te ban ko voté en 1972 code bi génn sëriñ si xam ni voté nañ ko ñoom ñëpp dañ def déclaration seen déclaration ma ngi ci document bi ma doon lire léegi ci c'est à la disposition de tout le monde jox naa ko commission bi dina leen ko yónnee ñoom ñëpp ñi ma lim ñëpp à l'unanimité ils ont dit que code bi dañ ko rejeté et c'est un rejet total et catégorique waaw sëñ Abdoul Ahad wax ni duñ ko appliqué Touba sëñ Abdoul Aziz Sy wax ni duñ ko appliqué Tivaouane Magnon Laye wax ni duñ ko appliqué Yoff ñeneen ñëpp wax ni gox yanu nekk duñ ko fa appliqué parce que ñoom ñëpp ñoo bokkoon liggéey bi ñoo ànd ñoo benn kàddu dinaa ñaan président mu lire procès verbal parce que yoruma samay liggéey procès verbalu bi sëriñ si def procès verbal bi dinaa ko ñaan mu lire ko ca loolu lay jeexale
waaw dama bëgg a wax rek ni l'islam yàlla moo ko wàcce fii ci kaw suuf si yàlla moo wax lan mooy l'islam moo ko jox une définition bu leer ci alquran nga xam amul benn ambiguïté définition boobu la jullit yépp adopté mooy lan mooy inna diina inda allahi al islam wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu waaw donc bëgg indiwaat beneen définition boo xamante ne bi da nga koy joxal sa bopp l'islam wala ñeneen di ko indil l'islam kooku c'est une définition qui est rejetée l'islam confrérique amut l'islam fondamental amut mësuñu fi dégg benn xalif général wax ni l'islam confrérique lay doxal wala benn sëriñ génn ni l'islam confrérique lay doxal loolu dañ koy wax rek pour semer la zizanie entre les musulmans y a pas d'islam confrérique l'islam kese moo am inna diina inda llahi l'islam beneen bi mooy Sénégal dañu war a sant yàlla bu baax a baax gis ngeen coow yi am ci àdduna bi yëpp est-ce que ba mu amee ba léegi te mu ngi bëgg a yàgg yàlla na sax mas ngeen fi dégg benn histoire bu am wala lenn lu tàkk ay nit revendiqué ko ci noowu islam amul pourquoi kon ñu bëgg a créer ay problèmes là où ça n'existe pas ne créez pas des fondamentalistes des terroristes au Sénégal amul ça n'existe pas amul te incha allahu di fi am waaw contradiction amul entre jullit yi dund Sénégal waaw donc loolu mbir la moo nga xamante ne bii man il faut ma leeral ko li may mujjee mooy il faut rétablir les vérités historiques SYRCOF ni mu créé woo ci loolu lay mujjee dafa am réseau parlementaire des populations bu Assemblée nationale 1995 ñu def réunion Touba Dialakota la doon seen objectif mooy revoir l'actuel code de la famille pour dindi ci certains articles bi ci jiitu mooy ñu revoir la puissance paternelle bi ci topp mooy le problème du domicile conjugal bi ci topp mooy la polygamie am na yeneen yoo xamante ni bii dañ ko bëggoon a seetaat pour xool naka lañ koy réviser mu am benn mbokk bu tudd Abdou Latif Guèye yàlla na ko yàlla yërëm moom moo jot ci PV rencontre ba mu andi ko mosquée inachevée ñu toog xool PV bi wax ni ñii dañu bëgg a changer code de la famille bi ñu def benn conférence de presse wax ci lañ créé SYRCOF muy comité islamique pour la réforme du code de la famille au Sénégal SYRCOF boobu man maa nekkoon coordinateur bi maître Mbaye Niang moo nekkoon le président amoon na ñu ci bokkoon ñoo nga xamante ni bii ay techniciens du droit la islamique comme du droit musulman ku mel ni professeur Seydou Diouf ma ngi ci woon Khadim Mbacké ma ngi ci woon ak ñeneen maître Babacar Niang moo ko jiite woon commission boobu 4 ans la liggéey ñeenti at yépp kër maître Babacar Niang la doon tase moo ko doon diriger bi ñu liggéeyee ba pare ñu produire le document la te ñu ngi fondé wu ci document bi nga xamante ni bii moom la guide religieux yi bindoon moo nekkoon suñu document de base moo nekkoon suñu base mu dawoon na bu Maroc di jëli nañ ko jëli nañ bu Algérie jëli nañ bu Émirats jëli nañ bu Émirats foofu la ñemoon ci yooyu lañ sukkandiku ak ci li sëriñ si wax ba def code bi biñ ko defee ba pare ci lañ def une tournée boo xamante ni bii maître Mbaye Niang moo ko jiite ñu dem gis sëriñ si ñëpp gis nañ leen ban ko gisee ñu bàyyi ko ak ñoom ban ko bàyyee ak ñoom sëñ Saliou Mbacké sëriñ Touba sëñ Saliou Mbacké dafa jox mbir mi sëriñ Mourtada mu créé benn commission ba étudier affaire bi andil ñu conclusion seen étude pour ñu intégrer ko ci code du statut personnel noonu la Thierno Mountaga def waa Kaolack ci noonu lañ def ba mu paree ñu woote commission ba Cheikhouna Mbacké mi ci la bokkoon commission boobu moo mujj valider tous les amendements ba intégrer ko ci code du statut personnel bi ci lan woote institut islamique toutes les familles religieuses étaient représentées ñu tànn Abdoul Aziz Sy Junior rahimahullah moo jiite woon commission boobu moo continué di liggéey ba gis ni code bi baax na mën nañ ko léegi présenter ñu bind lettre maître Abdoulaye Wade lettre boobu juróom benn xalif généraux yi ñoo ko signé
Serigne Mourtada moo signé ci place sëñ Saliou sëñ Abdou Aziz signé waa Niassène signé ba ñuy juróom benn lettre boobu lañ jox Abdoulaye Wade boole ci code du statut personnel bi ñaan ko audience ni dañ bëgg la gis pour waxtaan ak yow ci naka la ñuy appliquer code bi. Abdoulaye Wade ma ngi nekkoon Japon en visite officielle bi mu ñëwee Grèce la def escale foofu la defee conférence de presse wax ni am na ñu ma bind di ma ñaan pour ma appliquer charia ca Sénégal charia du mas a appliquer wu Sénégal waaw code bii ñu ma jox du mas a dem assemblée nationale waaw daal di wax ay waxam daal di ñibbi si Sénégal waaw loola am na effet parce que ñi doon bind affaire bi defuñu ko woon ci terme conflictuel ay xeex ak xëccoo dañ leen a laaj seen xalaat ñu produire seen xalaat c'est leur droit Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk. waaw 2 minutes d'accord léegi ma pare donc moo tax amul suivi amul benn suivi bu ci am suivi bi ci am mooy bi ma nekkee député même en 2007 liggéey naa ci ak ay juristes ñu def ko proposition de loi boo xamante ni maa ngi ko déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 10 mai 2010 déposé naa proposition de loi pour ñu adopter ko ñu appliquer code du statut personnel au Sénégal aux musulmans du Sénégal encore on a ajouté ñi ko bëgg waaw mais chrétiens yi dañ wax ni ñoom nañu dem wut seen code bopp parce que mënuñu imposer chrétiens yi seen code ci réew yi am démocratie yëpp loolu moo fa am boo demee jullit yi ay Angleterre ak yëpp mais jullit bi mën loo ko imposer ni ko lii ngay def par force chrétien bi nga imposer ni ko lii ngay def par force ca code bi dëppoowul ak suñu diine donc nañu may ci au nom de la démocratie ñu may ñu attewoo loo xamante ne bii moom moo dëppoo ak suñu diine donc loolu la mbir mi demee proposition de loi ak projet de loi mooy yoon yi nga xamante ne bii loi Sénégal yi fa la ñuy jaar projet de loi ci gouvernement bi lay jóge wala ci président de la République proposition de loi mooy jógee ci député bu jógee ci boo ko déposé député bi buñ ko adopté bureau bi dañ koy envoyé président de la République mu am 10 jours de lecture bu fekkente ni répondrul la proposition de loi dafa war a continuer chemin c'est-à-dire dañ koy examiner commission technique après ñu dem soumettre ko à la plénière ñu voté ko wala ñu rejeté ko man sama bos kenn defu ko noonu sama bos ma nga ca bureau yi ñu gardé ba léegi parce que proposition bi amul ñu ko soutenir ñu bari doole bokkut ak la parité bi nga xamante ni bi ñu koy voté jigéen ñi dañ sol lu weex tal envahir foofa kenn ñemewul bañ a voté man dong maa voté woon contre man mii kese bu njëkk ba mu fa njëkkee jaar man maa voté contre man tundum kese man maa taxaw voté contre ban génnee itam sama moromu député yi dan ma ni yow mi yaa nekk ci dëgg dañoo mënul def li nga def rek kon maa ngi lay ñaan nga lire proposition de loi bi